yi nga xam ne nekkee fële ci Soumbédioune xamatuñu luy njaay di saf jamono ji bu mbas mi duggee ci réew mi léegi daanaka jaaytuñu lu ñu xam ndax couvre-feu bile situation bu metti moom la ñuy dund ba tax ñu saako ci kilifa ñu dawal ndimbal ak yërmande ndax sonn nañu yaay Adama Diallo Mami Kanté doxantu ji woon nañ fa ñu teewul leen ci reportage. commune Soumbédioune xam ne marché buy faral di xumb la guddi gi wante couvre-feu bi indi na ay coppite ci bile bërëb ndax jafe na lool ñu seen lii di jëndkat yangooy ñu fekk ko muy waas jën muy dellu ci coppite yi ñu nemmeeku foofee. sonn rek ak njaaxle ndax parce que marché Soumbédioune daan na commencé 4 heures ba 10 heures si guddi da nga naan liggéey mais saa da nga ñëw 4 heures balaa ngaa liggéey bay heure bi jot na mu ne fu mu instant maa ngi dem ba Tivaouane laa dëkk fu mu nekk mais heure bi xoolal maa ngi pare su ma paree fii nii raxasu naa ñibbi naa gis ñu kenn dañuy ragal dañ lay woo téléphone nga defaral leen livrer leen à domicile. jànkonteel ak waxtu bu ñu tënk jaaykat yi ak nappkat yi di ñàkk jaay bi nga xam ne jur na ab pertement. métti na trop mais tamit nag franchement fa métti ndax ku daan wàccal ay journée 5000 10 000 te 1000 francs soo ko wàccal géej gi mi ngi nii jënd say dañuy waas fa mu nekk ñu fay la ay 1000 francs nga ñibbee ko 1000 francs lay fay jënd say lu mu ba 1000 francs lay fay passé 500 dem passé 500 ñoom 1000 francs yi jeex na boo yeggee daanaka nga taxale loolu ndékki ak loo passé ñoom métti na trop franchement. parce que marché bi Soumbédioune gii ku ne xam na ne Soumbédioune marché guddi la 18h la wala commencé jëm 22h léegi bu fekkee dañoo def couvre-feu boo xam ne yow sama waay dañuy 21h la ñuy kii te ngay ñibbi fu sori yow fi mu nekk boo julee timis rek da ngay daal di daw. xam naa ne policiers sax ñoo dawal compréhension waaye ñun fi mu nekk nii sama classe bi yëpp bala maa egg Fass ba jël route de Boune pour dem fa rek 9h dina jot yaa ngi dégg loolu nag dafa metti. borom kër yi le di sàkku nguur gi mu oyofal mesures yi. kon nag bu ñu amee li ñuy jàppale. waaw ñun ñi nekk fi war nañ ñoo mën a jàppale baana yeeg waaskat yëpp war nañ leen a mën a jàppale ndimbal yi ñuy joxe nañ ci dimbali waa Soumbédioune yi dugal fi couvre-feu bi balaa 8h nga ramassé te ñun dañ daan jaay guddi jaay bi ñuy jaay guddi nag dañ daan jaay ba 11h wala minuit si la client yi daan ñëw léegi nag balaa 8h nga wàcc gisatuñu kenn ku ñu jaay li ñuy sàkku si njiitu réew mi na dimbali waa Soumbédioune jigéen ñi nekk si Soumbédioune na leen jàppale dañoo sonn waas nañ ba dagg jaay nañu jën ba dagg. waxtu bu ñu tënk ñàkk gis jëndkat investissement bu naax saay jaaykat ak nappkat yi ci Soumbédioune di dundee njàkkare tey ñaan lépp dellu ni bu njëkkoon. jërëjëf soxna yaay Adama Diallo ñu ngi lay sant di leen gërëm li wokk jaaykatu jën ya nekkee fële ca Soumbédioune moo xuri seen nattangoo ya nekkee fële ca marché HLM te yëngatu ci wàllu njaayam tissu ba wopp ji duggee ci réew mi léegi daanaka gisatuñu benn client dañuy yendoo toog ba ngoon duñu gis kenn ku leen ne ñaata Njéeme Ndaw Babacar Lo doxantu ji woon nañ ca marché HLM ñu teew leen ci reportage. marché HLM di bërëb bu jigéen ñu bari di tase ngir yokk seen taar waaye ci jamonoy mbas mi lii di xew bareetul loolee jur njàkkare ci jaaykatu tisi yi ñu fekk ci seeni place ñu ci yekki seeni kàddu. dañuy toog di xoolee daal ba heure wàcc jot rek ñu wàcc dem ñibbi jaay ñu dara metti na suñu côté trop parce que heure bi dañ ci daan gis suñu bopp client yi di ñëw di jënd xew yi noonu ubbeeku mariage yeeg yooyu yëpp ñuy jaay normal mais léegi moom fi ñu toll nii moom dañuy sant yàlla rek faraate par tuuti rek wàcc jot ñu dem ñibbi. non kenn ñëwatu fi moom waaw bu doon def 100% léegi amatoo sax 50 moom kay dañuy ñëw toog rek bu ñu toogee bu ñu ubbee bu mu jotee ñun ñëpp ñu ñibbiwaat loolu fi am ko daal da ngay xool sa morom bu mu jotee ku ne ñibbi mais liggéey moom amatu fi jaayatul dara. instant yi njaay amatul na heure bii da doon fekk fii fees dal ay nit mais instant yi mënatoo gis kenn ndax kenn gënatul te xew yi bu amul doo jaay ñun xew lañ fi nekkal xew bu amul mënoo jaay. nit ki moom ñëwatuñu pour jënd en gros boo doon jaay 100% tey motul sax 50%. daan préparé di yebbi mariage cérémonie kii baptême lépp daal lépp xam nga jigéen ñi moom dañoo bari ay détails. waaw y a plus de yebbi. feneen fu ute ak boobu magasin tekkaaral lañu fa nemmeeku jamono ji ba tax jaaykat yi waxtaanukaay lañu def boobee bitik ndax li nga xamante ne ni moo di client yi lañu gisul ku leen laaj benn njëg. gisatuñu kenn même ñag yi dañ daan ñëw di jënd nice ñuy jaay bu baax di ci gis suñu bopp mais gisatuñ kenn. avant mbas mi nit ñi dañ ñëw di jënd en gros ñi dañ pour jaaywaat mais instant yi mënatoo gis kenn mënatoo jaay kenn tamit ndax xew yi amatul te xew bu amul doo mën a jaay. dañuy jël pour yemale ko seen xew yi waaw ñi dañuy jënd pour sol simple nii rek même tissu sax léegi boo ko jëndee tamit personnel lay doon ci yow ndax doo ko mën a jaay. la ñu noonu trop sax la ñu noonu trop ndax instant yi bii da doon fekk fii fees dal ak nit instant yi mënatoo gis kenn client ndax client yi ñemeetuñu génn. affaire bi moom metti na trop ci ñun dañuy xëy di toog ci suba ba ngoon
vraiment yëf yi metti na moom mais nag yàlla moo ko fi indi yàlla moo koy mën a jeexal. commerçant ya ñu fekk foofee ca marché asalem duñu fàtte jamonoy mbas mi lëmbe àddina wërngal këpp ndax gis client buy waxaale seen tisi yilee lañu tegul gët benn yoon. jërëjëf soxna Jéeme Ndaw ñu ngi lay sant di la gërëm ngir saafara jafe-jafe yi nga xam ne nguur gi mu ngi koy jànkonteel ngir am jiw at mu ne kuréel gi ëmb opérateur yi nekkee foofee ci diwaanu Louga te yëngatu ci wàllu njaay ak ngënum gerte ñu ngay sàkku ci jëwriñ ji leen njaboote muy fàggu loolu ci tel balaa moo ubbi campagne bi lee loolu yi kon ñu ngi ko xam ne ci tànk nemm yi ñu doon amal ci bureau exécutif bu UNOPS. Baara Ndiaye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Oumar Kayre. fekk nañu fi opérateur yëpp yi nga xamee ni dañoo bokkan ci kuréel gi démb ak ñoo xamee ni yàlla dafa dogal ñu dégg kuréel gi gëm kuréel gi yaakaar kuréel gi ba taxit ñu ñëw bëgg a bokk ci kuréel gi tey ñooñu recevoir nañ leen waxtaan nañoo ak ñoom déggoo nañoo ak ñoom wax nañ leen sart yi nga xamee ni itam noonu la ñuy dundee 2002 bi ñu juddoo ba léegi nangul nañu ne ko am na déjà ñoo xamee ni adhéré nañu ci fii ñuy wax UNOPS nag mbiram wax naa la ko ci départ bi mooy que day yëngu ci wàllu jiwu wu sell mooy semence certifiée li ëpp ci programme am loolu lay doon chaque année État du Sénégal surtout à travers le ministre de l'agriculture am na quota yu mu koy sédd ci wàllu jiwu ci wàllu gerte ci wàllu jiwu ci wàllu intrant ak ci matériel agricole donc ñooñu nag day wëlbatiku membre am yooyu mu séddalewaat leen ko ñu dem séddali ko contractuels yi ñu am muy producteurs yi ñuy am pour ñu mën koo ful jiwu moom mooy lépp boo amul jiwu amoo dara boo amee matériel te amoo jiwu amoo dara li nga xam ne moo fi mas a am ca jamonoy onkat ba fii ma nekk nii te ma dund ko mooy dañ daan ubbi campagne un mois avant jënd semence ba sécuriser ko ba pare soog a dugg nag ci commercialisation. ñu war a exporter ñu war a jënd yóbbu huileries ca usine ba dënd mais li gën a wér daal dama la wax ne la jiwu moom lu ñuy tànn la jiwu moom la ñu war a njëkk a def soog a def leneen. wax naa ko sànq ci bopp xibaar sagar ngay xeeñ ci wàllu njàng mi rawatina ci BFEM ak bac yi ñuy dëgmal ci SEMS doon benn ci kuréelu syndicat jàngalekat yi ñu ngay xupp kon ci dumay examen yooyu la su fekkente ni nguur gi fayu leen seen ndàmpaay yu mu leen ameel ndax dañu jàpp ne bor moom mënta am rakk Samba Diouf moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. dem nañu bac bi weesu na booboog léegi yàgg na nguur gi newoon na booboog léegi tamit ay at la ne 30 novembre mooy délai bi nga xam ne moom moo mujjee pour ñu fay nit ñi seen i indemnité tey ñu nekk 16 février suñuy compter lu mu tuuti yegg na ci ay 58 jours donc délai bi weesu nañ ko bu yàgg fay nu nit ñi di leen foowe loolu nag la ñu bëgg mu dakk parce que njàng ak njàngale de di secteur boo xam ne secteur bu am solo la ci dëkk ba tax na ñi ciy yëngu dañ leen war a jox cër dañ leen war a tamit fonk naw leen te nguuru Sénégal moo xam ministère de l'enseignement supérieur ak ñëpp ñoo xam ne laal nañ ci bac bi lu ñuy wone du loo xam ne fonk école la lu ñuy wone du loo xam ne fonk jàng ak njàngale la waaye ay caaxaan ak tappale pour bañ a fay nit ñi seen xaaj tey gii nii tàmbale nañu débrayage 10 heures suba ak gannaaw suba dañuy def grève totale du ñu def devoir standardisé du ñu def composition yi nga xam ne mooy ñëw suñu faylee suñu xaalis fi ñu toll nii sës nañ te nit su sësee dara du ko bañ bañuñu ci ba examen ñu arrêté ne duñ ko def duñ ci dem moo xam bac la moo xam BFEM mooy examen yi nga xam ne ñun en tout cas suñu syndicat muy CUSEMS examen yu ñaari examen yooyu ñooy ñaari examen yi nga xam ne ñooñu concerné. ñoom waa CUSEMS sax ñu ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ci suba tey jilee daañu ci delluwaat incha allah rabbi ak suñu naatango Moussa Sène ma ñu fa yebaloon mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi ngi wéy di suli coow ci réew mi jamono ji ca mbir ki daan militant ak responsable parti Pastef ya dañoo joxoñ ab baaramatuma njiital réew Macky Sall ne moo nekk ci ginnaaw coow li yëpp waaye nag xam ne mbir mi diggante Moussa ak Firawuna la dafay yàgg rek waaye Moussa mooy féete kaw Samba Dang ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba. diggante Moussa ak Firawna bëri na ay njàngat yu ci bëri mais moom la ñuy dundaat ñun Sénégal fu mu toll nii xam ne diggante Moussa ak Firawna lu mu métti métti rek Firawna mooy féete suuf Moussa féete kaw. am nañ mbetteel ak lu ñu métti trop bi nga xam ne complot bii nii jóg na ñu jël suñuy milliards jël suñuy alal ne dañuy comploter pour faagaagal benn opposant politique loolu ay caaxaan la. ku mel ni président Ousmane Sonko boo ko amee ci réew yow yaa war a yëkkati xaalis sax di ko wax ne continuer nga liggéey ndax ki nga xam ne. directeur des centres national des transfusions sanguines moo taxaw mu ne Sénégal amatul deret ku fi feebar ñu war laa may deret da ngay dee parce que amatuñ deret Ousmane Sonko jóg ne yéen les patriotes yi dem leen ci banque de sang yi na banque de sang yi fees dell ak deret te loolu def nañ ko. mu wëlbatikuwaat encore
mu ñëw mu ne lan ngeen war a def mooy jël leen suuf si ngeen béy tool yi bu ko defee nit ñi xam ne mbéy mun naa développer réew ñu dem ci les vacances agricoles patriotiques moom moo taxaw mu ne enseignants yi yéen ñi nga xam ne yéen a bokk Pastef na ngeen góorgóorlu ba na ngeen jël réew mi jàngal xale yi ba bu ñu demee année suivante dinañ mën a passer aux classes supérieures mais loolu nañ wax ban leader politique moo ko def fii ci Sénégal amul mais kooku nag jël di rey boppam pour réew mi jëm kanam yow nag nga ne yow kooku da nga koy compléter pour téye ko gis nga nag trop c'est trop c'est trop ñun président Ousmane Sonko du président wu Pastef mais président wu Afrique la espoir wu Afrique la loolu nag su weesoo dañoo bëgg a xamal Macky Sall ne am na yoon foo xam ne boo fa tolloo mënatoo arrière ndax xuloo bi nag ngi bëgg a dem ca cappaandaw ga te suñu eggee ca cappaandaw ga bu ko rombee xeex lañ jëm te xeex moom bu ñu fa eggee su boobaa yaakaar naa c'est trop tard pour ñu ne nañ fay daay gi xoddiku bala ngay lakkale. xibaar rek ci tënk ñi ay ndaw la ñu faree ci parti Pastef bokkoon ci ndaw yi doon tego yi tegal loxo kon ci manifeste yi nga xam ne amoon na keroog ci mbeddi Ndakaaru yi lee gannaaw kon bañ leen bàyyee ñoom ndaw ñooñu kon ñoo jóg di ñaawlu fitna ak méttal yi leen alkaati yi teg ca commissariat central ak bu jëppal Guy Marius Sagna mi njiital mouvement FRAPP dégage ne loolu du dëgg du yoon te du ko bàyyi mu sedd dina bind ay bataaxal yónnee ko mboolem commissariat yi ngir ñaawlu seen taxawaay yi lee suñu xibaar yi weesu dégg ngeen ci compte rendu kon gi ci xoxandong def ñu wax ci tolluwaayu mbas mi di Covid-19 juróom-benn doomu aadama ñoo ñàkkati seen bakkan démb ci mbas mi loolu kon di yóbbu lim gi léegi ci juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn doomu aadama yu jot a ñàkk seen bakkan ci mbas mi bu mu duggee ci réew mi léegi ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn test yi jot a amal ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñetti ñoo dellu si amee feebar bi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti ñoo ci ay cas communautaire téeméer ak fukk ak benn di ay cas contact juróom benn fukk ak ñett ña nga tëdd lal hôpital ñuy sauver jamono ji wopp ji di Ebola nuyoo siiwaat na fu li nga xam moo di ci Guinée Conakry nee nañ sax lu ju tollook ñeenti doomu aadama ñàkk gu nañ fa seen bakkan yóbbee waa SAMES di syndicat gi ëmb médecins yi nekk ci biir réew mi jokkoon di saako ci kilifa yi ngir li kan jël ci ay matukaay balaa moo dugg ci réew mi ndax Ebola la muy faat jàngoro ji di coronavirus faatul xaaj ba docteur Amadou Yeri Camara mooy ndeete fu syndicat boobule am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safetou Cissé. yaakaar naa ne nag Ebola sénégalais yi même bu dee wasaare bu bon ci dëkk bi sénégalais yëpp xam nañ Ebola xam nañ dayoo feebar bi xam nañ gravité feebar bi donc bu feebar bu mel noonu ñëwaatee ñëpp dañuy jaaxal parce que xam nañ ne feebar boo xam ne gaaw na rayee xam nañ ne muy gaaw na wàlle xam nañ ne wax dëgg yàlla bu duggee ci dëkk rek dëkk bi yëpp day am problème donc gisoon nañ te mu defoon Guinée gis nañ te mu def ay booru RCA yooyu donc loolu daal feebar bu jaaxlal nit ñi la parce que metti na nit ki day nàcc di am problème mën ci ñàkk bakkan ñu topp feebar bi ci mbirum information c'est-à-dire que xool feebar bi ni muy développé dëkk bi mu am Guinée xool ban région moo am xool déplacement bi xool ni ñuy suivre maladie xool épidémiologie bi donc actuellement il faudrait que bés bu ñu xalaatee Covid-19 ñu xalaat Ebola. di ko génn ci reportage bu bees bi extincteur di jumtukaay bu am solo borom daamar bu nekk war koy gànnaayoo ci biir daamaram ngir ëllëg bu lakk amee bu leen chauffeur si nag jàppee ne loolu lu am solo la ñeneen ñi ñoom gisuñu lu ni mel Dieng Ndiaye Mami Kanté doxantu joon nañu gisee lenn ci ay chauffeuru taxi ñu teew leen ci reportage. gànnaayoo extincteur maanaam fayukaayu lakk di kaaraange ci bépp dawalkatu daamar loolee nag dawalkatu daamar bii di Yaxam Njaay joxu ko solo. inspecteur bi moom pour gars yi bañ la jàppale rek mais fajul dara mënta fay lakk dóorul fayuwul sa oto bu doon lakk tey jii nga dem mën nga fa yulli 10 te du fay lii dañ ñu koo jaay pour lekk suñu xaalis mais mënta fay lakk. lakk nag di luy faral di bette jar dawalkatu daamar bu ne jël ay matukaayam bu ñu sukkandikoo ci Ababacar Sy. inspecteur de dafa am solo surtout man sama oto essence la bon mën naa am marche sama oto di tàkk inspecteur bi dimbali ma mën naa dajeek oto boobu di saxaar di bëgg a tàkk ma ñëw jàppale ko te yàlla tax pour am ci tiyaaba waaw inspecteur daal man gis naa ne lu am njariñ la moom ci oto bu ko amul moom yaa ngi daw ci risque boo xam ne mën ngaa ñàkk sa oto à tout moment. Ndaari Njaay moom gis ne dawalkatu daamar bu ne war nga am extincteur ngir sa kaaraange. man am naa extincteur am na taximaan yi ko am nañu ko amut mais ëpp ci taximaan yi am nañ ko parce que taximaan yi lii tax ñu koy am mooy dañ leen ciy jàpp buñ leen ci woon jàpp tamit dañ ko war a am mais liñ leen ciy contrôler moo tax bépp oto da ko war a am
particulier yi ngay gis ni ñi lay romb ni ñu ci bari amuñu ko waaw mais taximaan yi moom 99% yi moom am nañ ko moom te sax dañ ciy boole sax di la laaj parce que inspecteur bi mu ngi nekk bu baax wala déet parce que day am date